juddoo ca Médine ca Rosso di doomu Rosso bu dul dolli Rosso Samba Thiam di ganu xeltu tey jii ñu fas yéene leen sëggal ci jaar-jaaram ngir xamal leen ana mooy kan waaye it xamal leen taxawaayam ci biir réew Mauritanie mi ngi juddoo ci famille bu ñu ràññee lool ci Rosso Mauritanie ay waajuram doon ñu amoon pas-pas lool ci taxaw seen njaboot waaye it jàppale leen ci loolu ci la ko waajuram bu góor daal di dalal li nga xamante ni moom mooy alxuraan karim nga xam ne doon na lu mu bëggoon lool te bëggoon ci it nampatal njabootam. Bàcci Thiam ni ko ñu bëri di woowee bi mu jógee ci li nga xamante ni moom mooy alxuraan ji ci la ñu ko dalal njàngum dawal gi mu doon ku ci teel a yeewu amoon ci xerante lool. jóge ci tuut tànkam dugg ci li nga xamante ni moom mooy diggu doomam tombeeg jamono ji ñuy boole li nga xamante ni moom mooy collège ak lycée waral ko mu ñëw fii ci biir Nouakchott di capitale réew Mauritanie daal di dem ci fi nga xamante ni moom mooy lycée national di fa def baccalauréat ci li nga xamante ni moom mooy littérature ba daal di ko fa amee ca kaw. ba tey ci li nga xamante ni moom mooy xam-xamam ak xeranteem ci wàllu mathématique ak yeneen sax ay matière ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko yore woon doon ko encadré tàmbale ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay professeur am bi ñu ko xoolee ba xool ko ci lañ ne ko faaw mu def li nga xamante ni moom mooy économie ndax am na xerante lool ci li nga xamante ni moom mooy mathématique ndax bokkoon na ci ñu gënoon ràññee ci lycée national donte nag jëlul première place waaye ki nga xamante ni moom moo jël première place benn pañ dong la ko rawee woon ak genn wàll mu daal dee ñëw daal dee nekk ñaareelu ndong ci plan national bi nga xamante ni moom moo am bac ci at moomee ci la ko nguur gi daal dee jox ab bourse mu daal dee dem ci réewum France ngir àggale fa njàngam daal dee dugg ci académie bu mag bi nga xamante ni moom mooy académie bu Lyon wane fa mëninam doon ci ka nga xamante ni ku ñu ràññee woon lool la ci université bi nga xamante ni moom mooy université bu Lyon nekk fa ba am fa li nga xamante ni moom mooy BA ci wàllum économie. kilifa gi tey ji ñu dala doon ku am jaar-jaar bu riis ci biir réew Mauritanie nekkoon fi secrétaire d'État fi nga xamante ni moom mooy waa kër jawriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu koppar yi nekkoon na fi tamit directeur général bu SN2 di société bi nga xamante ni ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu ndox fii ci biir réew mi te fu mu jaar def fa lu mucc ayib waaye bàyyi fa ab way wu rafet lool di ci njub di ci gore di ci jëflante bu rafet bi nga xamante ni mi ngi koy amal ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeyandoo. ginnaaw loolu mu daal di fi jógee dem fi nga xamante ni moom mooy États-Unis d'Amérique ngir wéyal li nga xamante ni moom mooy liggéeyam ndax nag as gor la ba nga xamante ni toog jigu ko benn yoon te bëggul toog benn yoon du yaafus bëggul ko yaafus. xam-xam bi nga xamante ni moom la yore xam-xam la boo xam ne fu mu dem ñu gis ci seen bopp te daañu ko jël ngir liggéey ak moom daal di nekk consultant international di liggéey ak ay mbootaay yu mag ci àdduna bi di def lu jéggi dayo lool. ñëpp nag seedeel ko xam-xam bu sellam boobee xalaatam yu rafet waaye it taxawaayu as gor bi nga xamante ni moom lay taxaw fu mu mënti nekk. réew Mauritanie ci bañ a sàggane li ko yàlla may bi nga xamante ni njiitu réew mi Mohamed Cheikhul El Ghazouani jël na nguur gi ci xam-xam bi mu xam kii di Samba Thiam ak jege bi mu jege Samba Thiam cële na nag bu waar mbuur bañee waa Lambaye daal de nangu ndax ñun ñii di réew Mauritanie suñu doom bi bu ñu ko jëlul keneen dina ko jël ci la ko jël woolu ko mu ñëw ñu fas yéene liggéeyandoo mu bokk ci pays yu mag yi nga xamante ni dañu taxawal réew Mauritanie tey jii tey daal di ko nommé li nga xamante ni moom mooy ambassadeur bu itinérant fii nga xamante ni moom la ñuy saytoo lépp lu jëm ci wàllu koom moom it mu daal dee nangu ndax nag balaa ngay laax jaay laax lekk fajaani kon tamit jëkk wérle loolu la def ci xolam waaye nag mu fekk ñu jox la sa gëdd xam ani yaay kan ci la soobu ànd ak njiitu réew mi fi ne nii tey jii Mohamed Cheikhul El Ghazouani di liggéey ak moom ci lépp la nga xamante ni dafa aju ci wàllu koom réew Mauritanie kilifa gii di Samba Thiam am na nag way wu rafet u képp na table di ci képp ka nga xamante ni xam na ko rawatina ak ay mbokkam ki jege ñaaleem ay rakkam nee nañu ci moom lu ñu xam ci moom mooy ne nekk na ndey nekk na baay ndax doon na ku leen yërëm lool doon na ku leen yiir lool waaye doon na ku leen aar lool doon ka nga xamante ni képp ku mu defal teraanga ci loxo ndeyjooram loxo càmmooñam du ko seede doon nag yaru maam ba nga xamante ni yàquwul benn yoon jóge woon maamam bëggoon maamam ni mu bëggee maamam tax ka mu xëy nekk tey jii waajuru képp nga xamante ni rakkam nga bu topp ci moom suñu gan bi tey jii di Samba Thiam moo fas yéene jàkkaarloo ak Babacar Naam ci seen émission bu mag bi nga xamante ni moom mooy fësal jaar-jaari jàmbaar ci biir réewum Mauritanie. jërëjëf soxna Léna Dieye di la wax rek ni macha allah comme niñ koy defee saa su nekk tey jii sunu invité mi ngi noonu ñu nuyu ko son excellence
Samba Thiam ñoo ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay nuyu te di la gërëm ci invitation bi nga ma invité ci sa plateau yàgg naa di la seetaan depuis ma nekk États-Unis ba léegi tey jii pour man mbégte la toog di waxtaan ak yow ak waxtaan ak askan bi. Très bien son excellence dégg nga portrait bi nga xam ne sunu naatango soxna Léna def na ko ci yow tey su ma doon laaj lan nga ci yokku lan lay doon. Peut-être juste wax ne bi may def baccalauréat ki jël premier sama xarit la ñaari bac blanc yi ñu def yi maa ko raw troisième bi di bac bu dëgg bi mu raw mais genn wàllu point la ma rawee 0,5 loolu rek au niveau national au niveau national très bien ma bëgg su koy déglu rek mu xam ne maa ko corrigé voilà donc excellence ñu ñëw nag soobu ci biir waxtaan wi xam naa ni dana xat lool ndaxte benn waxtu lan nu jagleel mais ci benn waxtu woowu defe naa ni lu nu bëgg wax yépp defe naa ne du ci xaj xam ne daanu tënk def sunu kemtulaay kàttan ba askan wi mën si jëriñoo du ni song suñu waxtaan parce que wax Samba Thiam wax li jëm ci wàllu koom-koom ñëpp ràññee la ci si portrait bi wax nañ ko littéraire nga am mais professeur yi doon jàngal sa xarañte ci wàllu mathématique moo tax ñu yóbbulu économie tey jii ci wàllu àdduna kenn dootu ko werante ñu ràññee la ci ngay consultant international liggéey ci mbootaayu xeet yi liggéey ci yeneen organisme yu kawe réew mi tamit que demuñu des mais ci programme boobu nga xam ne nag moom mooy programme mu njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ci li nga xam ne mooy ay priorité am jëmat ci ay engagement am ci loolu ci wàllu koom-koom foofu nag la ñu bëgg soobu ci biir waxtaan wi. alors programme njiitu réew mi ci wàllu engagement yi nga xam ne taxawoon noonu ko su ma la doon laaj tey jii lan nga ma ci mën a wax. waa kay Babacar xam nga bi candidat Mohamed Cheikh El Ghazouani di door dafa bi génnee benn téere bu mu bind tuddee ko mes engagements mes engagements yooyu mi ngi ko tënk ci juróom benni bànqaas moo di réew mu apaisé duma lim yëpp mais yi ci gën a am solo réew mu apaisé climat politique bu apaisé pays boo xam ne bi mi ngi nekk ci sécurité may profiter ci loolu d'ailleurs pour remercier les forces armées reconnaître seen liggéey ci xarañ ci ni mu tudd aar réew mi administration bu efficace parce que boo amee programme boo xam ne bi programme bu ambitieux la te amuloo administration bu efficace bu ko mën a tëral dina xaw a jafe li muy wax une koom-koom bu dëgër te nga xam ne li muy jur ñëpp a koy bokk mooy croissance partagée une économie résiliente et une croissance partagée bu mujj bi muy wax moo di bañ a yàq moo di lutte contre la corruption lutte contre la gabegie je crois que yooyu boo ko xoolee tey jii su ma doon wax rek ci résultats yi amagum ba léegi xam nga nguur day programme kii la nu mu tudd mandat la ñu ngi ci mandat bu njëkk mandat bi jeexagul sax munoo ne ci biir mandat bi lépp loo waxoon bés bu njëkk bi pare nga ko tey jii ci troisième année mais résultats yi amagum yu léegi résultats yu am solo la sur le plan politique boo koy xool ñu bare tey jii nee nañu climat politique u Mauritanie climat bu apaisé la amatul xiiroo amatul ngaayoo ñi ngi waxtaan président bi ngi recevoir chef parti politique yi chef de l'opposition am na un statut institutionnel boo xam ne bi dafa am ay égard ak ay respect buñ ko jox melul ne bu njëkk am na yeneen yoo xam ne yi ñu ngi koy tudd temps yi quel que soit ni ñu koy waxee contenu sémantique dialogue wala concertation ñi ngi préparé ci waxtaan loolu laa bëggoon wax sur le plan politique. mais duñu xuus foofu ci sur le plan politique parce que da nga ma ci dugal même su fekkee daanu dellu soit ci wàllu économique parce que soo ma waxee ni ma le maanaam apaisement bi am le climat politique dal na mais am na xëy na même su fekkee ni dal na tey jii kenn yëngatuwul mais am na ñu ko jëlee neneen am na ñoo xam ni peut-être que dañuy jàpp seen xel que ni le président de la République même su fekkee 2 ans mënul def lépp dafa laaj ci ay taxawaay dafa laaj ci ay d'ailleurs soo seetee ni am na ñu commencé di fippu parce que soo gisee ni fan yi ñetti fan yu mujj yi biram daa abid ak base ñu doon waxtaan ci lu jëm ci wàllu
taxawaay bi jox leen kàddu gi ñu wax seen xalaat mais soo déggee seen wax dañu wax ni Mouhamadou Salif Ghazouani mooy yées président bi fi nekkoon muy président Aziz alors tey jii est-ce que mën nga leen ko dëggal nangul ko wala da ngay wax ni loolu amul. du ma ne xam nga li ma doon wax ci sànq. tey jii boo demee ba am ñu mën a taxaw jànnoog président bi ne ko li ngay def du noonu. c'est que am na foo xam ne fii teg nañ fa liberté teg nañ fa sañ-sañ teg nañ fa possibilité ku nekk mën a wax li nekk ci xolam. man de su ma doon wax dama au lieu ma ne kaas bi dafa feesul dama ne kaas bi fees na à moitié moo ma gënal ñu ne kaas bi wàññeeku na à moitié ci li ma gisagum. kon yow da nga jàpp ni am na dafa am lu yokku. am na loo xam ne li yokk na ci ndagam dëgg rek a neex yàlla am na loo xam ne li yokk na comme li ko tubaab tout n'est pas parfait. mais askan wi son excellence gisee wuñ ko noonu. gisee wuñ ko noonu peut-être mais du ñëpp a ko ñàkk a gisee noonu am na ñu bari ñoo xam ne ñi gis nañu seen bopp ci biir boo xoolee léegi su ma laalee sur le plan économique délégation Tazour su ma laal bu doon Covid bi mu ñu laalee ñëpp la impacté commerce international dafa taxaw. tey jii bu dul woon politique yi nga xam ne def nañ ko ci secteur yi nga xam ne ñun ci la ñu yàlla séddee muy agriculture élevage pêche tey jii naroon na ñaaw bu dul woon transfert monétaire mooy transfertu xaalis yi ñuy def ci population yi bu dul woon dimbal yi ñu dimbal ci population yi di leen jàppale ci affaire lekk ak naan bañ a fay électricité bañ a fay ndox loolu yëpp ku ko waxul nag c'est que peut-être que waxuloo aussi entièrement li nga xam ne am na xam nga critique la ñuy wax la critique est facile critiquer yomb na mais da ngay nangu aussi ne am na loo xam ne lii def nañ ko te loolu ñu def am na njëriñ. am na solo mais excellence loolu tamit que bokk na ci la cherté de la vie. parce que tey jii yow économiste nga. tey jii suñu tolloo ci Mauritanie fu mu nekk fi nga xam ni saaku ceeb bi daan jar juróom-ñeenti junne tey jii dem ba ak 14000 ci pauvres yi. su demee ba nga xam ne butéelu dëwlin bi dafa jógee ci ay 7000 dem tey jii di grimper ba ay 14000. loolu aussi tamit que. te loolu c'est des faits yoo xam ne am na. alors yéen tey jii yéen a nekk ci jàll bi mais loolu su ko askan wi di wax aussi tamit dafay neex aussi tamit que nangu. xam nga boo xoolee sur le plan ci àdduna bi yëpp ni ma la kenn waxee sànq bi Covid amee commerce international dafa taxaw kenn produiratul wala ku produire mun loo ko jaay. li économiste yi di wax ne offre de produit moo faible. par contre demande bi ñi doon bëgg ñëpp nga bëgg ceeb ñëpp bëgg dawlin mais bu amul njëg yi day yokk am na aussi loo xam ne lii ndagam dëgg neex yàlla am na spéculation am na commerçant yoo xam ne yi peut-être jël produit nëbb ko denc ko pour que prix bi gën a yokku. mais justement foofu lan mooy taxawaayu nguur gi ñi nga xam ne tamit du ñuy amee seen loxo rek muy commerçant yi di def lu leen neex ci biir réew mi te nguur gi mënu ci teg ci baat suñu waxee ñu ni commerçant yi ñoo yor nguur gi parce que su nguur gi soxloo xaalis ñoom ñoo leen koy jox loolu tamit c'est catastrophique. teg nañ ci baat parce que boo suivre fan yi li fi xew balaa bi décision yi am sax yoo xam ne décision de contrôle de prix la xam nga boo nekkee ci économie libérale waruloo sax contrôler prix li ñuy wax prix marché moo koy déterminer mu xam ne état dafa am rôle boo xam ne bi rôle régulateur la dafa am rôle boo xam ne bi rôle lii kat mënul am bu amee dinaa ci sóobu dinaa ko régler moo tax ñu ne temps yi ñu fixer prix yi ba ne lii kenn mënu ko dépasser wante balaa boobu sax déggoo woon naak homme d'affaires yi pour créer lu mat 300 boutiques yoo xam ne yi ci biir produits yi dinañ ko jaay njëg boo xam ne bii dina nekk ci mais li ma bëgg a wax simplement moo di que rareté des produits bi am du rek Mauritanie boo xoolee sous-région bi yépp ñëpp a am sa problème États-Unis bala ma jógee na li tey jii prix yaa ngi yokk essence prix alimentaire yépp parce que amul. mais loolu lan moo ko waral. parce que ci biir Covid bi comme li ma waxee lépp a taxaw production internationale lépp a wàññeeku bu fekkee ne léegi boo daan joxe di jaay téeméeri boîte meew nga koy jaay boîte meew bu nekk juróomi dërëm ba léegi mënatuloo produire téeméeri boîte meew waaye ñaar fukki boîte meew rek nga mën a kii te ñëpp bëgg ko. bu fekkee ne commerçant ke nga da ngay wax sama potu meew bi bu nekk fukk ak juróom laa koy jaayee donc li ñuy wax kooku c'est un phénomène technique rareté bu amul production mondiale tant que delluwul niveau bi mu war a dellu mais looloo tax président bi sax bi temps yi amee mu ne secteur des pêches jël leen 10 000 tonnes de poisson ngeen distribuer ko gratuitement
ñu joxe ceeb di joxe dawlin di joxe xaalis pour jàppalante te programme bi mu teg mooy ñaari programme ci biir PROPEP bi deuxième programme bi mooy programme de riposte contre la Covid boobu vraiment pour dimbale nit ñi la. mais yéen ñi nga xam ne yéen a ko jógee surtout yow mi nga xam ne tey jii yaay ambassadeur itinérant sur les questions économiques je pense bien que ne am nga xam-xam comme sa yeneen morom économiste yu fi nekk yoo xam ne am nañu xam-xam. yoo xam ne su réew mi waree toll fii. Covid bi ñëw indil ay jafe-jafe askan wi war ngeen mën a trouver une solution. au niveau national comme au niveau international pour saafara mbir mi parce que fu mu toll fii nii monsieur l'ambassadeur. il faut que ngeen reconnaître que ni askan wi ñoo ngi souffrir te bare na ñoo xam ni tey jii ci sa émission bi interpellé nañ ma pour ma wax ni ma il faudrait que nga waxante ak l'ambassadeur que ni askan wi sonn nañu te suñu continuer nii dana indi leneen loo xam ni mooy xew muy ay trouble ay jafe-jafe ci sous région bi. xam nga soo dégloo homme politique yi écho boobu ñoom def nañ ko déjà ba noppi mais ñun lu ñuy wut mooy solution. wax nga loo xam ne li dëgg la da nga ne au niveau national et au niveau international gis nga solution wu impact Covid du benn réew rek moo ko mën a defal boppam boo xoolee programme présidentiel boo xoolee programme am sax à long terme li muy wax ne stratégie de croissance accélérée et partagée bi nga xam ne ñaareelu juróomi ati plan quinquennal bi démarré na 1er janvier 2021 temps yële ci gannaaw maa ngi doon présider ay atelier pour ñu xool nan la ñuy accélérer ak nan la ñuy amee ay solution ci secteur yu mel ne mbay napp ci affaire wu kii nu mu tudd élevage ak yeneen wande mesures yooyu yëpp bu fekkee ne nit yi bëgg nañu rek ne gis nañ ne am na gouvernement bi toogul rek croiser les bras toog di xoole te sur le plan international fokk nga am nu mu tudd ressource financière xaalis boo xam ne bi programme bi ngay bëgg a appliquer mën nga ko financer nan nga koy defee mooy appel bi nga xam ne président bi arrêté wu ko di ko lancer sur la dette ba tey jii li ñuy am ci Koweït wante am na aussi leneen loo xam ne li moom la ñu tuddee allocation de DTS boo xam ne bi fonds monétaire moo koy jox réew mu nekk ci biir réserve yi mu defoon te li mu jox Mauritanie lu am solo la dina mat presque 180 millions de dollars 180 millions de dollars yëpp mi ngi jëm ci riposte contre la Covid ak problème yii nga wax yoo xam ni affaire u cherté de la vie du ma ne amul mais dama ne bu ñu yaakaar ne Mauritanie la c'est spécifique te lii daal Mauritanie fotu dirigeant wu Mauritanie la am na lu ñuy wax facteur exogène. Ah, d'accord mais est-ce que excellence des fois aussi tamit que du ngeen langaamu ci Covid 19 bi parce que bare na coono ji nga xam ne askan daf koy am en général da ngeen di langaamu peut-être que ci ñi nga xam ni ñoom mooy Covid bi. pour mën a wax rek askan wi ni Covid bi moom moo indi lii. alors que xëy na même su fekkee ni Covid bi gàllankoor bi bare na. mais am na ay taxawaay yoo xam ne tamit su ngeen ko taxawoon au départ peut-être que coono ji yëpp du am. déedéet boo liiree programme présidentiel mes engagements ku ko xool day xool bànqaas bu nekk day def lan mooy diagnostic bi lan mooy jafe-jafe yi am donc nit ñi reconnaître nañ ko boo xoolee jafe-jafe yi bu noppi ni man de lii laa am comme solution bëgg naa ko appliquer fii ci juróomi at yi ñëw te application bi mu ngi ñëw benn par benn comme ni ma la ko waxee sur le plan politique sur le plan économique gis ngeen li xew problème mu dette problème mu SCAP problème mu allocation de DTS problème pauvreté création Tazour ak yeneen i bànqaas yu mel ne wutal 40 millions de dollars yu yeneen banque mondiale jox pour ñu mën a pour xëyu xale yi 4 millions et quelques boo xam ne bi pour région de Brakna la donc gouvernement bi croisé wul loxoom rek toog di xoole situation bi nag yombul ku ne yomb na yaakaar ne am nga baguette magique boo mën a régler problème yi fi am yi yow kenn ci sa biir réew da ngay nax sa bopp. mais sur le plan couvre-feu parce que souvent aussi tamit gis nañu ne askan wi dafay am lott lool ci couvre-feu yi. est-ce que couvre-feu bi tey jii am na raison maanaam d'être ça veut dire que ñu koy delloosi à chaque fois ñu ni su kaa yi yokkee du ñuy delloosi waat couvre-feu yu xëcc ko ba minuit alors askan wi gis nañu ni. une importante partie ci askan wi guddi gi la ñuy liggéey tey jii restaurant yi maanaam le secteur privé
am na ñu bëri ñoo xam ne tey jii suñu tëjee couvre bi 8 heures daf leen di gàllankoor ci lu bare. est-ce que tey jii amul beneen vision ak beneen méthode bi ngeen xam ne war ngeen ko mën a jël pour éviter ñuy duggaat ci ay couvre-feu minuit pour bloquer askan bi mu indi ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne kenn mënu ko wax. loolu moom scientifique yi ci seen bopp ñoo ñu ko gën a xam parce que ñoom ñoo ne boo bëggee freiner propagation virus. boo xoolee nit ñi ci gën bari aussi bëccëg la ñuy liggéey la ñuy toog ci ay bureau wala toog ci seen boutique du ñu dem fenn guddi la ñuy génn donc guddi moo ëpp contact mauritanien ñun xam nañu suñu bopp du ñu nelaw dañuy wër guddi dañuy jaay guddi donc boo freiné def couvre-feu pour mën a ralentir la ñu wax propagation Covid scientifique yi ci seen bopp nee nañu loolu am na njëriñ waande bu demee ba nga xam ne gis nga ne cas yi wàññeeku na xool leen on est passé de près de 400 cas par jour à moins de 100 cas par jour donc ça veut dire que am na effet ñu reculer couvre-feu bi ba minuit waande il faut que aussi nit ñi mën a nangu jël discipline bi ñu leen wax respecter mesure barrière bàyyi di def ay. mais excellence discipline bi Mauritaniens yi am. soo xoolee yeneen sous région bi dëkk yi fi nekk yi kenn amu ko ci de. mais te boole ci encore aussi tamit que ci wàllu vaccin bi. tey jii suñu demee bay wax ni laal nañu million wala joge nañu ko. loolu tamit que vraiment c'est ça montre que ni wuyu nañu état bi ci yombal mbir mi. dëgg la wante boo seetee aussi situation Covid ak ravage yu muy def ci pays yi nga xam ne respecté wuñ ko boo xoolee Mauritanie ñu touche ñu wax la laal bant métti na waane àggul yoo xam ne fii yeneen réew yi àgg nañ fa. donc pour man li ma bëgg a wax rek moo di am na yoo xam ne yi man économiste boo bëggee dugal biir santé pour ma mën a régler des problèmes de santé dina xaw a métti mais lu ma waa santé wax ne ma nii lañ ko mën a defee mën naa ko gëm te buñ ko toppee dinañ ci gis résultat. très bien président excellence wax nga sànq ni da ngeen am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne da nga ko taxaw ci mbay mi taxaw ko ci napp gi taxaw ko ci càmm ji man may ñëw ci wàllu pêche bi d'abord ma commencé foofu wàllu naf gi gis nañu ni temps yi ci gannaaw wala ci weer yi ñu nekk yu nu weesu yi njiitu réew mi ci politique am taxaw na jël lu mat fukki junne tonne dimbale ko ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi mais tey jii ci ndimbal boobu dafay am ay dëkk yoo xam ni ci dëkkaan yi moo xam Rosso la moo xam c'est dans les Hauts moo xam ci yeneen wilaya yi la jën boobu duñ ko gis lan maa waral loolu te aussi tamit est-ce que gestion bi nga xam ne war na ci am pour ñi ñu mën ko jot parce que des fois gis nañu politique Mauritanie bu njëkk autorités yi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jël mbir mi di ko gérer pour jox ko askan wi du ci ëpp ñoom seen wàllu bopp ñoom ñooy def corruption boobu wala ñoom ñoo koy jël di ko jaay wala ñoom ñoo koy jël di ko defi leneen est-ce que yéen nga ciy taxaw 10 000 tonnes yu njëkk yi nga xam ne ci biir Covid la mën naa wax ne kooku réponse urgente la réponse d'urgence waaye boo xoolee politique de pêche et consommation yi ñuy wax produit de pêche ci biir réew mi am na société boo xam ne bii sax nguur gee ko créé pour muy jël jën di ko yóbbu ci ay points de vente ci biir réew mi te defe naa ne kii boobu mbir moomu dina gën a yokku à l'avenir parce que gis nañu ne jën biir Mauritanie c'est vrai ñu bari consommé wuñ ko li ci gën bari dañ ko daan jaay boo xoolee statistique sax 90% li ñuy napp yépp dañ koy exporté ndax day indi ay devises 10% yi ci des tuuti lañ ci transformé li nga xam ne dina egg ba ci population bi pour ñu lekk ci barewul politique boobu war na changer te boo dégloo ministère des pêches fan yi mu demee Nouadhibou wax na ci lu am solo ci yëm ci loolu moo di approvisionner l'intérieur du pays loolu am na solo parce que gis nga li ñuy wax les secteurs productifs mooy mbay bàyyi ma ak napp càmm ñun bu ëllëg bu ñu tëjoonaat frontière yépp sax te nga xam ne secteur yooyu développé nañ ko ni ñu ko war a développé comme politique bi tegu dina mën tax population boo xam ne bii àggul 5 millions daanu mën a dund sans ñu jéggaani gis nga li xewoon Guerguerat temps yële mu amee problème à la frontière ba kenn amatul légume biir Mauritanie kenn amatul yenn fruits yi même poulet amatul loolu jublu nañ ci ba confier Sonader ba Abdoulaye ak ñeneen ñu xool nan la ñuy développer secteur maraîcher de telle manière que loolu bañati am li ma bëgg a wax rek moo di que politique secteur productif i defar ay pôle agricole yu mag indi ay investisseurs yoo xam ne yi suuf si nga xam ne kenn utiliser wu ko
ñu mën ci bay dimbale waa ci paysans yi nga xam ne ñoo moom seen suuf jàpp ci napp gi def de telle sorte que ñuy débarquer produit yu gën a bari te di ko tas ci biir réew mi problème distribution ak problème commercialisation problème technique yooyu di am mën na am lu nekk wax nga corruption mën na am peut-être manque d'organisation mën na am lu nekk mais volonté bi nga xam ne da nga bëgg a séddoo li nga xam ne moom la sa réew di produire nga jëriñoo ko yow ak sa population loolu moom c'est une réalité. alors ci beneen aspect ñu ñëw ci li nga xam ni mooy modernisation de l'économie. La modernisation de l'économie maanaam yeesal li nga xam ne mooy koom-koomu biir réew mi dafa nekk poñ boo xam ne poñ boo am solo la. am ngeen ay jàngat yoo xam ne def ngeen ko ci am ngeen ay lël yoo xam ne def ngeen ko ci fan ngeen ci toll au juste yi. au juste pour que vraiment jafe-jafe yi nga xam ni. ñoo ngi koy jànkonteel ci suuf jëm ci wàllu économie loolu ñu mën ci jéem. moom laa tudd sànq ma ne vision Mauritanie 2016 ba 2030. dañ ko sédd mu nekk juróomi at yu nekk juróomi at yu njëkk yi 2016 ba 2020 jeex na ñaareelu juróomi at yi 2021 ba 2025 ci la ñu nekk nii xam dinaa jéem a xool nu ñu koy traduire correctement stratégie de croissance actuelle mooy lan ngay tëral pour que sa koom-koomu réew mën a jëm kaw te mën a jëm kaw ba noppi yokku te yokku dans la durée te jariñ loo xam ne lii dañ koy séddoo stratégie yooyu ci la ñu liggéey temps yi yépp am na ci yoo xam ne yi comme ni ma ko waxee pôle agricole yi xëcc investissement intérieur investissement extérieur ñu agsi yooyu yépp ci la bokk xool nan ngay wàññee dettu réew mi de telle manière que ëllëg nga mën a am alal joo mën a investir ci yeneen i secteur seet nan ngay yokkee sa base économique pour que ñiy fay impôt bañ a nekk rek nombre bu tuuti mais nekk nombre bu gën a mag wante li ëpp solo moo di defar sa bopp fagaru parce que modernisation boobu ngay wax avec bi gaz bi di ñëw fii ak ñaari at fii ak at ak genn wàll ñaari at dina soppi lu bare ci réew mi dina tax réew mi am koom-koom ak alal joo xam ne ji dinañ ci mën a régler problème yu bare yokk salaire dinañ ci mën a investir dinañu mën a séddoo de telle manière que li may wax bien public mooy li nga xam ne alalu ñëpp la yoon hôpital électricité ndox ñëpp mën ci jot donc stratégie boobu stratégie bu gouvernement bi adopté la deuxième volet bi comme ni ma ko waxee ñi ngi koy def en œuvre di ngeen déglu fii ak ay semaines ministère de l'économie et des affaires économique pardon et des secteurs productifs koy piloté dina am ay concertation au plan national dinañu dem ba ci wilaya yi waxtaan ak nit ñi waxtaan ak population pour jéem a am xalaatu ñëpp pour xool nan lañ ko mën a defee ba ñëpp mën ci profiter. Vous avez parlé de l'exploitation du gaz et du pétrole bi nga xam ni Mauritanie ñëpp ngi koy séntu ñëpp ngi koy xaar pour dire que ni enfin xëy na dana tax Mauritanie dund ci dund bi mu war a dund ñëpp mën ci gis seen bopp mën ci yëg seen bopp mais dafa am benn réticence boo xam dafa am toujours ci population bi ci ñenn ci population bi parce que dañuy wax ni même su fekkee ni gaz bi ñëw na pétrole bi ñëw na du jariñ fenn parce que benn groupe rek ñoo koy jël utiliser que lekk ko bàyyi askan wi alors ci wàllu gaz boobu ak pétrole boobu yow est-ce que am nga ci yaakaar au juste que ni tey jii su ñëwee dana jariñ askan wi nga xam ne tey jii ñooy askanu réew Mauritanie. man lu ma gëm la xam nga lu tax benn bi moo di que recette yi ñëw mooy xaalis bi nar a ñëw xaalis buy dem ci biir budget de l'État la du nit wala groupe wala kenn moo koy gérer te am nañu ay engagements internationaux yoo xam ne yi du ñun rek kay xool li ñuy def am na aussi ñeneen ñuy xool nu ñu koy defee ndax li ñuy wax transparence des industries extractives Mauritanie membre la membre boobu tax na ba dërëmu pétrole wala dërëmu gaz boo jot da nga war a rapporter nan nga ko jote fan nga ko def nan nga ko utiliser donc il faut que nit ñi génne seen xel de am na peut-être groupe boo xam ne bi lu ñëw ci poche am la jàll kooku benn la deuxièmement
defe naa ne bu ressources yooyu accès ba dugg ci budget de l'État ba yombal gouvernement bi yombal ministère des finances liggéeyam ba nga xam ne am na loo xam ne lii dina mën a commencer xool yeneen priorité yeneen urgence li ma doon wax sànq bien public dina mën a profiter ci ñëpp parce que investissement yi ñu bëgg a def du rek du ñu xaar rek mu jóge ci bitim réew agsi il faut que ñun aussi ñu defal suñu bopp defe naa daal am na suspicion boo xam ne bii peut-être am na parce que gis nañ ko ci yeneen réew gis nañ ko même peut-être fii commencé woon na am waande ci yeyneem ak ci ni mu ko bëgg a tegale surtout li ma wax volet lutte contre la corruption président Ghazouani bëgg na li nga xam ne mooy ñëw ëllëg profiter ci ñëpp man nag mun wax ne du am peut-être ay leakage parce que am na lu bare loo xam ne li peut-être contrôle moo ko mën a moo tax contrôle suivi am solo pour seet ne ressources yi ñëw ressources yi profiter ñëpp la te kenn du ko mën a jël yow kenn wala sa groupe ngeen moomal ko te bàyyi réew mi. Excellence économiste nga expert nga consultant nga ñëpp xam nañu sa xam-xam kenn dootu ko werante mais tey jii suñu nekkee ci réewu Mauritanie réew moo xam ni 4 millions habitants la ñuy wax. wala sax motu ko la cay des day bare day néew. ñu gis ni tey jii ci wàllum salaire dafa faible lool néew lool loo xam ne tey jii père de famille bi nga xam ne tey jii mooy liggéey suba ba ngoon jot di liggéey du matin au soir su weer dee la muy yor ci loxoom du ko jariñ dara. su fekkee ne kii fay location la moom su fayee location bi moom day tëdd. alors tey jii ñu nekk ci 21e siècle Ghazouani ñëw ni dafa ñëw pour changement dafa ñëw pour égalité dafa ñëw pour justice dafa ñëw pour la stabilité de la Mauritanie. mais ñu gis ni aussi tamit que bu mu ñëwee ba léegi ci ñaari at lu jëm ci wàllu salaire yi dara yëngutuwu ci wala la cay yëngutu bokk lu faible la ña cay jar ñu tuuti lañu. alors est-ce que loolu en tant que économiste tey jii. li nga wax de retraités yi en tout cas du ñu ànd ak yow. waaw d'accord na retraités yi xëy na parce que retraités yi non du retraités yi sax même au niveau de la fonction publique. ma wax dara gis nga boo xoolee sa budget nga seet li nga xam ne moom ngay fay ci salaire rek ñaata la représenté ci sa poste budget nga xool sa yeneen obligation yépp nga war a importer nga war a fay sa dette nga war a jënd gasoil pour waa réew mi ak yeneen i dépenses est-ce que di nga yokk poste boo xam ne bi dina dem ba même boo ko joxee ay nit du ñu am lu ñu ko utiliser donc il faut que li ñuy wax ne am na équilibre yoo xam ne yi waruloo ko dépasser ci sa biir budget mais du loolu laa bëgg a wax li ma bëgg a wax moo di que boo xoolee l'évolution dans le temps salaire yi quand même yokk na de manière assez significative mais le coût de la vie a augmenté te coût de la vie boobu yokku wax nañu lu tax mu yokku wax nañ le mais excellence salaire yi am na ñu ko yëgul de. am na peut-être am nañu ko yëgul mais boo xoolee ci biir Covid ay weer gouvernement bi moo jël en charge ndox moo jël en charge électricité pour ñi gën a néew mu ngi leen di dimbale financièrement transfert monétaire mi ngi leen di dimbale ci transfert aussi ñam. mais est-ce que courant boobu nga wax ak ndox moomu au juste yéen nga koy vérifier parce que am na ñoo xam ne aussi tamit que su fekkee ni sax waxoon nañu ni courant beeg ndox mi nguur gi am na lu ma ci teg pour jàppale ñi nga xam ne ñooy néew gi doole yi. gis nañu tamit que ni lan ca war defaguñu ko ba léegi. non Somalec wala SNDE ñi nga xam ne identifié nañ leen pour jël leen en charge kooku moom kenn ci ñoom fayul c'est l'État qui paye à la place la SNDE. sunu réew mooy est-ce que sunu réew ci askan wi mais peut-être que munoo ko defal ñëpp da ngay tànn ñi nga ko war a defal moo ñu gën a néew. am na lu nekk ci biir réew mi tey jii war moo sax tollu foofu lu nekk am na ko ci biir réew mi te 4 millions d'habitants la mais Babacar 4 millions d'habitants boo xoolee sunu richesse nationale bu ñu ko doon séddoo du rek dañ koy séddoo ku nekk am li ngay am def ci sa dafa am yeneen i obligation yeneen i mbir yoo xam ne yi état munu ko bàyyi foog nga défendre sa réew comme ni ma ko waxee foog nga fay sa dette foog nga jënd li nga xam ne sa administration moom lay fonctionner moom la sa réew di fonctionner doo xool rek benn rubrique ci sa biir économie ne lii kat salaire yi te salaire boo ko joxee. mais ku lekkul naanul. non je suis tout à fait d'accord mais salaire en plus nga yokk salaire plus nga yokk consommation plus prix yi di yokk am na effet pervers xam lu ñu ko tudd def ci waxee ci wolof effet yoo xam ni dalay gaañ.
économie du rek bi ñuy jàng ñun dañu nañu 4 secteurs la ñeenti secteurs yoo xam ni dafa war a am égalité parfaite bu ci benn déséquilibré rek am nga problème ci des je reconnais que nit yi dañu war a nekk à l'aise dañ leen war a fay suffisamment dañ leen war a def dans des conditions pour ñu mën a vraiment produire nekk à l'aise wande danger bi xam nga mooy lan moo di boo yoree xaalis bu jóge ci secteur yoo xam ni les recettes li ñuy wax te dañu fa volatile dafay kenn mënu ko contrôler gaz prix yi mën na daanu su fekkee ne da nga teg ay dépenses yoo xam ne da nga ko teg ci loo xam ne lii suba ëllëg prix dina daanu mën nga ci am problème de soutenabilité parce que foog nga continuer fay ko mais duutuloo am recette te loolu mooy indi jafe-jafe donc combinaison loolu yëpp la c'est vrai que les prix ont augmenté c'est vrai que la vie est chère et le gouvernement le reconnaît puisque ñu ngi jël ay matuwaay ci loolu waande du lépp la ñu mën a régler ci benn li ñuy wax tubaab bi di wax Rome ne s'est pas fait en un jour. Excellence ñu ñëw ci la dette. gis nañu fan yële yéen nguur gi amoon ngeen mbégte amoon ngeen kontante lool ci dette bi nga xam ni moom la Mauritanie seqoon ak Koweït. gis nañu ni relation bilatérale yi nga xam ne moo dox ci diggante Koweït ak Mauritanie lu yàgg la am na ay jamono ci régime bi fi nekkoon jafe-jafe amoon na ci ba lépp féewalo tey jii duñ koy féliciter encourager ci le président de la République parce que wax dëgg yàlla ak loo mënti wax tamit da ngay nangul loolu que ni def na ci jéego yu am solo ba rétabliraat li nga xam ni mooy relation bilatérale yu dox ci diggante réewu Mauritanie réewu Koweït loolu jural nu Koweït yëkkati ay kàddu am lu mu baal bor bu am solo réewu Mauritanie mu nekk mbégte ci réewu Mauritanie mais ñu gis ni ci bor boobu nga xam ni baal nañu ko am na leen lu ci tegu muy maanaam le G20 G20 aussi tamit suspendre na maanaam detam ci lu toll ci ñaari at alors loolu lépp est-ce que en tant que économiste warul répercuté wu ci maanaam dundu réew mi ci wàllu population bi. Absolument loolu yëpp war na reflété wu wande gis nga li ñuy wax économie mooy lu boo jëlee décision tey effet bi du tey foog mu am tuuti délai bala nga ko ji. li am solo moo di que ñun suñu dette du ma joxe ay chiffres ki dañu wax à peu près 5 milliards 5 milliards yooyu 1 milliard à peu près ay arriéré la woon yu ñu am ak Koweït yoo xam ne yi ñu ko tuddee dette passive mooy dette boo xam ne bii day nelaw laaju ñu fay ko fayuñu ko mais mi ngi fi nekk suñu kaw bopp ak dette active boo xam ne bii mat la lu mat ñaar téeméeri millions de dollars loolu Koweït baal Mauritanie tax na ba li ñu doon wax seuil mooy limite yi nga xam ne Mauritanie nga ko doon jage ba ñu ne Mauritanie pays risque la kenn waru ko lebal parce que mi ngi àgg trait rouge wàccaat nañu bu baax ba ci suuf lan lay joxe comme effet dana la joxe capacité nga mën a lebaat mais pas à n'importe quelle condition. mais est-ce que mën nu continuer aussi tamit di dëkk ci leb rek. non leb réew mu nekk ci àddina kooku réew bu nekk ci àddina ba États-Unis seen économie yëpp ñu ngi ko financé ci leb boo doon xool tey ji seen dette yëpp Chine ko yore mooy bon du trésor kooku loolu relation normale la ci réew amuñu capacité boo xam ne bi tey ji mën nañu générer lépp li ñu bëgg pour financer route autoroute aéroport pont amul ku la ko wax amul foo jaar di nga leb mais leb mooy lan leb ci boppam du problème su fekkee ne li ngay leb dina def projet yuy générer ay ressources pour mën a rembourser boppam loolu la ñuy wax dette productive boo xoolee SNIM kenn du ko tudd ci biir dette parce que SNIM am na capacité di leb ak di rembourser ci moom juste pour ma mën a dellu si ci loolu rek pour mën a leeral dina la jox capacité nga leb mais de leb à de conditions yu baax moo di bul dem jël dette boo xam ne bii day mel ne li ñuy wax éléphant blanc bu dul produire dara ñaareel bi moo di que kii G20 ñoom li ñuy def ñoom annulé wuñu stock dañuy supprimer service de la dette pour ñaari at mais dañ ko defal ay réew yu bare 2021 bu jeexee dañuy dellu ci paiement normal mais diggante bi dina fekk ne l'économie dina jóg te li Koweït def doyul
par rapport aux autres il faut que le plaidoyer continue ndaxte ñun suñu bor yépp ñu ngi ko yore pays bilatéraux ak fonds arabes yi peut-être que li Koweït def dina mën a jox idée ñeneen pour ñu mën a aussi xool nu ñuy def. Très bien président ñu ñëw ci li nga xam ne mooy wàllum politique ndaxte defe naa ni fi nga toog fi tey jii nii politique bokk na ci te war nañu aussi tamit que waxtaan ci wàllum politique cadre nga di doomu Rosso waaye balaa may dugg sax ci wàllu Rosso damay ñëw ci li nga xam ni moom mooy. Dialogue ak concertation bi nga xam ne ñoo ngi ko doon wax du ñuy wax dialogue concertation le président de la République Mouhamadou Cheikh El Ghazouani nee na bëggul dégg ñuy wax dialogue li mu bëgg dégg mooy concertation dialogue lan moom mooy différence bi wala moom dafa ñëw ni parce que dialogue dafa am fu muy ay poñ yoo xam ni opposition bi tey ji suñu ñëwee daan ko imposer parce que gis nañu opposition Mauritanie moom day taxaw wax ni la poñ yi suñ ko deful du ma bokk mu indi ay trouble indi ay problème même su fekkee stabilité am na mën ngeen xaarat ni jafe-jafe mi ngi seen kanam parce que opposition bi ñu fay nekk ñi moom toujours ci wàllu woowu doon fay campé lan mooy sa xalaat concertation dialogue sama xalaat man yomb na lool Babacar lépp loo xam ne lii mën na boole doomu Mauritanie ñu toog waxtaan ay jafe-jafe yu ñu am ba am solution boo xam ne bi dina tax ñépp mën a bokk ci construction ak développement réew mi man ànd naa ci nekkuma niveau décisionnel politique boo xam ne bi mën naa weddi président bu ne concertation wu dialogue mais pour man ci gannaaw définition sémantique yi li ëpp solo moo di tey jii leader de l'opposition yi mu recevoir yépp ku ci génn da nga ne ah man de rendre naa bu baax li ma président bi wax donc li président bi wax lu leer la ba tey jii peut-être à l'exception benn wala ñaar ñëpp nee nañ ñoom dañuy dem mu doon concertation wala nu ñu ko tuddee. mu doon loo xam ni guléet lay doon ci réew mi. guléet lay doon toog waxtaan parce que bu ma nee la Babacar kaay ñu dialogue ñu xool nan la ñuy séddoo verre bi wala kaay ñu concerté nan la ñuy séddoo verre bi li may wax li yëpp benn la. c'est la même chose. c'est la même chose. Dialogue ak concertation du benn parce que le résultat final n'est pas le même. li am solo comme je dis. bu ñu toogee pour yow. ban bu ñu toogee circonstance ay tax su fekkee ne nekk nga dans un pays bu nekk en crise profonde ba nga xam ne institution fonctionné wul réew mi contrairement à ce qu'on dit man du man maa ko sax c'est même les gens de l'opposition gi climat apaisé ou pas nit ñi dañuy dem dialogue parce que foofu dañuy teg ay solutions yoo xam ni solution yu. comme ça veut dire daal apaisement bi am bi moo tax ñuy wax concertation apaisement bi am concertation te tey ji conflit yu bare amul te liberté di wax am na moo tax ma ne pour man li am solo moo di bu nit ñi mënee toog autour d'une table commencer dialogue en disant que ñoom d'accord nañu ci bii agenda parce que bala ñuy démarrer dina am un agenda bu ñëpp d'accord bu agenda boobu génnee ba ñëpp ne ñun d'accord nañ ci ñu commencé ci waxtaan. pour man de am na progrès. très bien ñu ñëw nag ci poñ bi nga xam ne tamit que dama ci bëgg laalante yow muy wàllu Rosso dafa am benn yóbbante boo xam ni yóbbante nan la ko muy ñaar sax yóbbante boo xam ne yóbbante nan la ko bu ci njëkk bi mooy kii dafa ni Samba Thiam bi mu nekkee SND bu mu ñëwee Rosso deful dara ci wàllu ndox mi. alors lan mooy sa tontu ci lu gàtt. boo xoolee bilan wu Rosso bi ma commencé ba bi may dem li ñu def en termes de canalisation li ñu def en termes de rénovation du château d'eau de branchement et cetera mënuma d'accord ak ki ko wax loolu rek laa ci mën a wax. lenn de amoon na moo di que xawoon na ma 10 lool man. kooku mën naa ko wax. bi may def projet AFTOUT projet bi ni ñu ko defee tracé bi ni mu demee te sorewul Rosso bu doon sama sago bëggoon naa mu am bretelle boo xam ne bi dina agsi Rosso indil leen canalisation ci ndox boobu jógee foofu wante bailleur de fonds yi d'accord ñu woon pour financer ko. Seydou Sy moom dafa ma yónnee laaj bi mu ni ma waxal Samba Thiam ni que su fekkee ni wàccul ci terrain politique à Rosso dafa trahir waa Rosso. lan nga koy tontu moom tamit. xam nga Babacar lu jot rek
mën a am période bii ñu nekk ci man sama liggéey ak sama mandat lañ ma jox affaire u koom-koom ak yi ñu discuter ci moo ma ëppal solo te moo gën a urgent politique gu Rosso jotagul du ma wax ne du ma ci dugg wala dinaa ci dugg de dama ne jotagul parce que Rosso il faut reconnaître une chose képp kuy doomu Rosso war nga bëgg koom-koomu Rosso képp kuy doomu Ayoune war nga bëgg koom-koomu Ayoune man sama bopp ni ma gisee bokkuma rek ci benn gox moi je me vois au niveau national loolu benn la. mais Rosso laa bokk. donc lu xew Rosso ak li nga xam ne mën na koom-koomal Rosso am na solo te bugguma ñuy wax ne Rosso kenn defu fa dara kenn amu fa dara ku nekk ak période bi mu toll ak ni mu toll à commencer par le doyen Sow Deyna ku ñëw rek def nga dara. peut-être barewul peut-être eggul fi ko nit ñi bëggee mais Rosso est à cœur loolu rek laa mën a wax. très bien ba mu jot. très bien daanu si ñëw sax ca taxalu émission yi ñëw ci beneen pàññ ci wàllu politique bi ci wàllu Rosso mais du ñuy ànd ak waa régie parce que son excellence jox naa la ñaari Kleenex da nga koy jël. waaw parce que am na ay mbetteel yoo xam ni def naa la ko parce que xeltu moom nee naa que ni que même je suis en train de jaar fu nekk pour même le président de la République Mouhamadou Cheikh El Ghazouani ma invité ko xeltu te xeltu boobu su ma ñëwee dama koy jox mouchoir. waaw alors donc ñu dem ak waa régie ñu jox nu sunu premier élément am nañu ak mbetteel yu bëri yoo xam te ji def nañu ko ak son excellence ñu dem ak Fatimitou Bilal mu jox nu sunu premier élément. ku am cofeel ci famiyam yëpp ay waajuram ay magam ay rakkam ñëpp bu mu ne famille nag c'est famille au sens élargi du terme ñëpp ci bokk bàyyiwuma kenn lu xale bu jullite la bu am diine bu jullite bu am ay principe te dara mënu ko détourner ci ay principe dëgg la bëgg ci dëgg lay dox di ko ñaanal nag gudd fan ak wér ak njabootam ak soxnaam ndax soxnaam jàpp na ci ndax derrière tout grand homme il y a une grande dame donc xale yëpp doomam yëpp mu xiir leen bien que ñu bare étranger la ñu nekk ñu bare mu xiir leen seen waa kër ci ay seen famille mais ñëpp wax ci ñëpp xam famille bi ñëpp dox ci famille bi surtout man dama ci am cër parce que pour plusieurs raisons donc maa ngi koy ñaanal rek moo xam lu mu bëgg yàlla na fa ak jàmm di ko ñaanal gudd fan ak wér et le meilleur reste à venir. C'est ton grand frère. waay xol la waxee. waay Galaye mooy sunu papa. parce que tey jii bi Gumba Birane demee ak Fatiat ma dem man de ci man personnellement à part moom lu mu dogal dégluwuma keneen mooy taawu kër gi mooy baayu kër gi xam na li ma ko wax te yàgg naa ko wax te j'ai un profond respect pour lui. très bien il le sait. ñu dem ci sunu deuxième élément am na ku yëkkati kaddu yoo xam ni tey jii lu ñuy wax ni lu am lu bëri loo xam ni da koy def ñu dem déglu ko dellu soit ci plateau bi. bàcc nit bu yaatu la bàcc nit ku baax la bàcc nit ku am yërmande la am na 2 à 3 anecdotes boo xam ne danaa la ko mën a seedeel ci moom benn bi ngërëmu waajur am na ko et je pèse bien mes mots parce que xam naa ni ñëpp ak may seetaan am na ngërëmu waajur parce que am na yu bari yu ma yaayam wax yoo xam ni su dul woon émission ma wax ko fi waaye dañ koy bàyyi mais moom xam na man xam naa waa kër gi xam nañu à part loolu ndem si yàlla Mbiya Saw Gueye am na au moment de ma aw yàgg na lool wenq am problème mu ndox
ma ñëwoon di koy expliquer. En ce moment il était président du conseil d'administration de la Molitel, conseiller du président de la République. ma wax ko ma waa incha allah yàlla mi dara taw ñu teg ci 2 mois ñu nommé ko directeur général de la SN2. La première musique qu'il a pris il m'a appelé Moussim Kaay da nga ma waxoon ni sunu mbokk yi dana am problème ndox ma ne ko wallahi mu ni ma incha allahu rabbi à partir de la semaine prochaine danañ fa indi robinet d'une façon désintéressée, d'une façon très désintéressée. mu doon aussi ku jàppale ay mbokkam ku jàppale. Quand je dis mbokk xet laay wax waxuma mbokk au sens simple du terme, parce que fu mu jaar suñuy wax dëgg te yàlla rek a tax bàyyi na fa trace su xetam. fu mu mënta jaar poste bu mu mos a occupé bàcc defal na ay mbokkam defal na ay kiyam. waa xam nga Babacar conseil moom dafa diis parce que sa kilifa doo ko conseiller. man Thiam Samba sama kilifa la li may wax lu may dund la te mu doon lu sincère ci man au delà que ni sama soxna rakkam la man dama ko jox cëru mag bu ma bokkal ndey ak bay loolu donc vraiment conseiller ko dana ma xaw a diis waaye nag mën naa ko ñaan parce que xam nga quand on a la chance d'avoir un cadre bu am envergure moom avec les vécus qu'il a, avec les contacts qu'il a, avec le carnet d'adresse qu'il a, Rosso a besoin de lui. nan la koy defee moo ma ëpp xam-xamu nan la koy defee parce que aussi nit ki doo ko forcer dugal loxoom ci loo xam ni peut-être gis-gisam weesu na sama gis-gis man mais li wóor boo wóor on a besoin de lui et je pèse bien mes mots. Quand je dis on, je parle de toute la ville, je parle de toute la commune et au-delà de la commune de toute la région parce que man xam naa Bathie côtoyé naa ko xam naa ni xolam rëy na. voilà du ñuy dem ci beneen élément bi après ñu bàyyi excellence mu ñëw wax nu ci ay baat yu néew ñu dem ak waa régie Fatimitou Bilal la. mën naa la wax ni Samba Thiam sama mag la topp ma sax si ku topp ci moom may caatu kër gi mais teg na ma place yaay la ma teg place grande sœur la ma teg. parce que du def dara këram du yëkkati dara këram te woowu moo ñëw te aussi dafa jël loolu ji kii ka si ay doomam ak jabaram ba nga xam ni sañu nu def dara te man tooguma Samba Thiam nag bu ñuy wax ci moom daan wax ne tey mag la waaye tey toogaayu pàpp la toog tey si ñun sunu pàpp la tey fi ma toog tey gannaaw yàlla ak yonent bi di liggéey di si am sama wërsëg moom moo fa teg de deux du éducation bu ma jox bi moom la jox ay doomam daf ma jël teg ma foo xam place boo xam ne daal man su ma koy définir tey xëy na fi laay yendu mais jël na ma taf ma si boppam def ma rakkam def ma yaayam Bathie nag muy nit bu baax xam nga mag bu yaru moom dafa yaru Bathie dafa yaru di def lu baax buggul lu dul famille mën jaral na ko lu nekk pour vous dire Bathie baax na yaru na bëgg na papam bëgg na yaayam ba gunge leen ci biir ci suuf yóbbu ba enterré leen donc Bathie booy wax ci moom tey danga naan rek Samba Thiam daal moom ku ko am ci biir famille mooy docteur ci biir famille daal loolu laay wax man parce que ku sonn ci famille bi wala ku bëgg dara il est le premier à être là loo soxla mooy njëkk ñëw taxaw loo bëgg mooy njëkk ñëw taxaw Bathie daal duñ koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko gudd fan may ko wér bàyyi ko ak njabootam bàyyi ko ak jabaram aussi ku baax la sama doomu bàjjan la ku baax a baax la kenn mënu ko fay moom tamit parce que bu ne góor baax na tamit dafay fekk y a une grande dame derrière mooy tax nu naan góor baax na wala góor lii na parce que jabaram tey mën na am bu baaxul woon ñun duñu jot ci Samba Thiam ba di xam nan la mel ak lan la ñuy defal donc maa ngi koy remercier bu baax Bathie aw ma fayam dam koy ñaanal gudd fan ak wér te man tey bu mu ko ñaanalee dan ka daal parce que fi ma teg moo tax. alors excellence ci 30 secondes rek parce que li ñu dese émission barewul te des na ay yeneen éléments. Yuslim sama rakk la bu baax bi ma koy xam booba sax sëyagul ak sama sœur li ma partagé ak moom lu rëy la te li mu wax li
wax na lu am solo loo xam ne lii mënuñu ko wax ci plateau mais tooy na xol. Astu nag moom moo ñu toogal Fatiat moom moo ñu fi toogal sœur Ndey Daaro yarax mu ñoom ñaar ñëpp yàlla woon na leen. Elle joue un rôle extraordinaire ku baax la mu nga fu nekk te ragal na nit ragal na yàlla man li ma koy ñaanal moom xam na ko ni sama xol laa ko tibbee te bu ñu amoon temps dinaa ci gën a sore. très bien ñu dem ci beneen élément bi nag lu tax ma jël ko mooy dafa nekk koo xam ni dafa am particularité ak ressemblance mais am aussi tamit que yëg-yëg boo am ci moom ñu dem ci plateau très rapidement dellu soit ci régie dellu soit ci plateau bi. sama papa vraiment sama xarit la man même mi ko xamee yàgg na xamoon que moom quelqu'un de important la si biti vraiment su nekkee ak ñun dafay retaan dafay waxtaan dafay fo donc sama papa vraiment xam naa que quelqu'un ku bëgg sa famille am la ñun ak ñëpp ak tous ses frères et sœurs c'est vraiment quelqu'un de simple quelqu'un ku bëgg juste son jardin ses chiens ses livres quelqu'un qui est vraiment très simple man vraiment daf ñu supporter daf ñu pousser chaque fois ñu am ambition ñu xool ci kanam waxul ka mooy jigéen ka mooy góor dafa wax rek ka mooy vraiment éducation rek la ñuy jox éducation ak si école ak si islam ak si comment dire yaru parce que moom bëggul xale bu réew mais dafay foo ak ñun dafay ñu fi ñuy wax àddina te duñu moom ñun ragaluñu ko mais di nga ko estimer bu baax c'est mon père. Après ça man xam naa que ñaan naa ko bu baax mu am vraiment beaucoup de santé ak courage ak loolu parce que xam naa que chaque jour c'est pas facile mais moom wanuñu lool daf ñu woon que la vie c'est facile si tu es quelqu'un de simple et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré de lui. Man d'accord que je suis fière de lui je suis vraiment fière de lui ak que si kanam rek juste en avant de mieux en mieux c'est que comme je dis damay surprendre même su ma gisee comment les choses explosent chaque fois qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça ma ne ko xam naa ko bu baax mais xaw ma ko nii la mel mais c'est juste que je l'encourage beaucoup et je lui donne beaucoup de courage parce que xam naa que ce n'est pas facile du jour au jour mais il ne nous montre pas comme je dis cette difficulté honnêtement. voilà du ñuy jeexal ak dernier élément bi mooy élément bi koy tëj élément boobu nag mënu ko woon bañ a jël ndaxte ñu bëree wax nañ ko ci ñu dem ak régie jeexal sunu interview dellu soit ci plateau bi pour tëj émission bi. gis naa taxawaayam ci Mauritanie ak bëgg dëkkam nekk na koo xamante ne aussi bëgg na njaboot bi du ma ne bëgg njabootu doomam yi mu jur mais bëgg njaboot ci wàll bi yëpp ay rakam ay magam ak communauté yi nekk ci Mauritanie yëpp parce que bi mu fi nekkee en 2002 réunir na population bi yëpp yoo xamante ni du seulement ay mbokkam da koy fàtte sax des fois ni day ñëw rappeler ko benn affaire boo xamante ni moom déjà bu paree rek pare na ci te loolu lu ma am estime ci moom bugg na yaayam lool bugg famille lool bugg ay frère am lool li ma gën a neex ci moom nag yar gi mu yar ay njabootam yar na leen ci l'islam malgré que bi dem États-Unis sama taaw mi ngi am 2 ans sama deuxième doom mi ngi am 6 mois mais yar na leen ci l'islam wax leen ne leen ñun dem li ñu dem rek mais dëkkuñu foofu ñun fi ñu jógee mooy Mauritanie xale yi wax dëgg yàlla lépp loo xamante ne war na ko def ci ñoom rek yàqu leen nag dafa leen yar ci éducation ci loo xamante ne tey ñu ngi mën a ñëwaat mën a sëy ci Mauritanie mën a toog fii seen biir ay mbokk am na loo xamante ne bi ma ñëwee fii sëy ci mu nekk ma dem tukki bi ma ñibbisee ñu dindi ko fi mu nekkoon bi mu nekkee secrétaire d'État au budget quelques mois rek matul sax 6 mois
man na dama tiit bi ma ñëwee ñu woo ma accueilli à l'aéroport suñu protocole bi ma ñëwee ba gis ko Samba dafa d'habitude su dara dalee nit day tiit day am di ragal lii laal nangam ma ñëw fekk ko ma ne que ça m'a choqué ndaxte dafa bett mu ne ma moi je suis en congé depuis ma commencé di liggéey di jàng tey laa mos a am congé et il a tellement pris ça bien par rapport man ni ma ko jëlee woon ak moom ni mu ko jëlee nekk na loo xamante ne xalaatuma woon ne loolu dina ko jëlee noonu pendant des années vraiment il s'est comporté comme musul am dara amul daal boobu ma wax ci moom ak gëm yàlla boobu moo ma neex ci moom ak aussi digganteem ak waajuram bu jigéen gis naa relation mag ak digganteem ak waajur bu jigéen mbëggeel gi mu bëggoon ay waajuram papaam ak yaayam man moo taxoon ma gën a sama digganteeg Samba ma gën ko am ci moom estime yaayam yemale ko woon ak kenn foo ko fekkaat mu gis ko ci kanamu yaayam di mel ne xale bu ndaw même bi mu nekkee ak poste yi mu yore bu ñu yore ci côté ci kono yaayam lay tëdd kooku loo xamante ne lu ma gën a bëgg ci moom la li ma defal nag du ma nekk di lu am na yoo xamante ne bëgguma ko wax ci télévision dégg nga waaw bëgg na ceebu jën bëgg na ceebu yàpp ñaar yooyu moom soo ko ci defalee moom du waxati dara sax bëggul nag plat ay suppu kànja yooyu bëgg ko ay ñaari cin moom sopp si mais ceebu jën moom plat préféré am la ceebu yàpp plat préféré am cere bëgg na cere aussi cere olof cere naar waaw ñaar yëpp bëgg na ko moom Bakar maa ngi ñaanal Samba yàlla may ko gudd fan ak wér yàlla yóbbu ko ba ci kaw a kaw a kaw a kaw a kaw ba mu sut njottam li muy ñaan ci boppam yàlla na ko yàlla may lu sut njottam waaw parce que su ma ko ñaanalee dina ko dal parce que cousine am laa sama jëkkër la pendant plusieurs années di ko ñaanal rek yàlla li mu bugg ci Mauritanie li mu yéene ci Mauritanie yal na ko yàlla yombalal yàlla may ko gudd fan ak weer te lépp li mu def ci njabootam mu fekkee fruit yi te bu ko dara wuti ci àddinaam yàlla may ko mu fekkee lépp te tal ko ñun ñu fekkee lépp te tal ko loolu laa koy ñaanal. donc di jégalu waa régie parce que tey jii xaabaabal na waaye nag gan gi nu invité moo ni toll son excellence pratiquement jéggi nañu waxtu bi xanaa dama lay bàyyi rek nga tënkal ma lan nga mën a yëkkatee ay kàddu ci sa doom ak ci sa soxna. Ndeye 35 ans de mariage moo tax ma ne sama complice la sama xarit la jàppale na ma ci lu bari elle m'a aidé aussi à supporter beaucoup. mënuma ko fay yàlla na ko yàlla fay xujja turam xujja bay ñas caam la turandoom di doomu Leyti Marème Xari Ñas bu kër waa Medina Baye dégg sa maam ku dégg sama maam ki ma yar man ma nekkee xale wax na lépp c'est ma fille aînée c'est la gardienne du temple te moom moo ñuy surveiller ñun ñëpp voilà. Son excellence bëggoon naa vraiment ñu xaabaabal parce que li ñu waroon waxtaan lépp bari na du ñuy rek jox la ci 30 secondes nga tàggoog mbokku téléspectateurs yi wax sa dernier mot ñu tëj. Bakar dama la bëgg remercier wax nañu fii ay wax yu am solo comme ni nga ko waxee bu ñu amoon temps bu gën a gudd mënoon nañu jël thème par thème xóotal yenn yi waande man dinaa nekk à ta disposition boo xam ne bi lépp loo xam ne ni mën naa ko tontu ma bind la ko tontu la ko pour ñi nga xam ne intéressé wu ñu li ñuy wax lu am solo la man dama bëgg ñu am Mauritanie boo xam ne bi dépassé yenn discussion yoo xam ni ak yenn divergence yi amul solo yenn divergence yi pays yu 4 millions et demi d'habitants richesse yi ñu am suñu déggoo gérer te def ko dans la discipline je crois que dinañu mën a def lu bari ci réew mi te programme mu président Ghazouani mën na ci contribuer grandement te en tout cas ñun gëm ko moo tax ñu ci koy jàppale. Très bien
merci beaucoup son excellence Samba Ngumba Thiam ci taxawaayam ci nangul bi mu nu nangul invitation parce que xam naa ne xat na lool waaye nangul nañu tey ñëw jàkkaarloog xeltu bégal téléspectateurs yi di gërëm bu baax waa fële nga xam ne mooy régie commutation Fatimetou Bilal Moustapha Ould Mohamed nekkoon fële ca wàllu son VTR Heuz Salek réalisation kii nga xam ni mooy la grande Mariam Mintou Keyti coordination Dahman nekkoon fa àndoon fa ak Mohamed Ultra script Ari Abou Ba cadrage caméra Mohamed Lemine nekkoon fa di leen jox daje naka samedi bi di ñëw ci beneen kàngam ci biir réewu Mauritanie xeltu ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.